téléspectateurs yu télévision Thiès TV ñu am mbégte ak contentement ni ñu koy defee rek saa su ne ci samedi yi wala jàpp dimanche seen télévision bi di Thiès TV di ànd ak yéen ci ay plateau spécial ñu ciy waxtaanee ci lépp loo xam ni dafa jëm ci réew rawatina ci domaine bu mu nekk tey nag ñoo am mbégte lool di ànd ak yéen ci plateau bi nag di ci dalal ay kàngam yoo xam ni yàgg nañu ci marché central yàgg cee liggéey bu am solo ku ci mel ni Jibi Ndiaye Bisou ñu miin ko bu baax a baax muy commerçant en même temps aussi ak responsable chef d'entreprise bi nga xam ne donc aussi miin nañ ko muy yëngu ci côté multi service ak dimension yu xaw a yaatu di monsieur Mamour Fall. macha allah am naa rek ñu bàyyi Jibi mu daal di nuyoo ak suñuy téléspectateur. si la ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Mamour. macha allah di nuyu mboolem ñiy seetaan télé bi yëpp. jërëjëf su ko defee aussi maa mu nekk plaisir ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñu jàkkaarloo télé bi. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu monsieur Sylla ci invitation bi ma invité di nuyu sama naataango Jibi di nuyu téléspectateur u Thiès TV yëpp ak abonné yi ngeen am macha allah yàlla na yokk. amiin amiin maa ngi nuyu di taataan question yi war cee mën a joxe sama xalaat ak sama contribution. merci beaucoup ñu am mbégte tamit ci studio bi am fii le doyen Baye Modou Mboup ñu miin ko bu baax aussi muy ku dimension mu sori lool ci wàllu culture ak ci yeneen domaine yoo xam ni miin nañ ko ci réew mi li ñu fas yéene waxtaan tey muy entrepreneuriat ak li nga xam ne aussi mooy situation des marchés et surtout ci marché central Jibi Ndiaye xam naa aussi fi ñuy njëkkee rek mooy tey suñu plateau dañ ko xaw a orienté ci côté entrepreneuriat parce que tey gis nañu Sénégal ci wàllu liggéey ndaw yi ëpp ci la ñuy gën a bëgg a féete rek mooy dem vers l'État donc aussi bu ñu jàngee ba pare wala am yenn expérience yi jàpp nañ ni état moo leen war a mën a jox ñu am bërëb bu ñuy liggéey or que tamit nit ki ci xam-xam bi ko yàlla jox war na ci mën a xool nan la mën a def ngir mu am ci ndam tey bu ñu doon xam rek pour nga résumer ci fi nga tàmbalee ci liggéey orienté ji pour yenn ndaw yi aussi xam ne nit ki mën na demal boppam ba am ci li mu bëgg. si la ñu ngi lay jaajëfal ci question bi di ko rafetlu di wax ni comme ni nga ko waxee la rek réew mi ñu nekk muy Sénégal mën nga jàng ba pare soxla liggéey doo ko mën a am mais comme li nga ñu laaj dañ ciy sawar a tontu muy ñun naka lañ def ba yëg si fii ñu yëg si naam soriwul sax mu mel ni nit ki li ngay njëkk a def rek mooy gëm sa bopp soo dee ndaw da ngay njëkk a gëm sa bopp mooy gëm sa bopp mooy xam fi nga jëm xam li nga bëgg te ñun ci loolu lañ taxaw mu mel ni commencé nañ ci zéro ba xëy na fi ñu yëg si muy nekk di góorgóorlu mel ni comme fi ko ñëpp di jaare rek doon ambulant ñëw Thiès di góorgóorlu yor suñuy bagage ak suñu loxo di ci liggéey ba yàlla jàppale ñu am table nekk ci ak ay jafe-jafe yu metti nag parce que nit ki moom boo bëggee dem fenn faaw nga xaar lu bari parce que àddina moom boo fi xësee nit ñëw rek pareel xam ni ci lu metti nga ñëw ñu ciy dund noonu di ci góorgóorlu mais lépp li ci ëpp solo mooy xam li nga bëgg soo dee ndaw te xam li nga bëgg moom yàlla mën na laa jàppale ci lépp parce que nit ñi yemuñu kenn ku nekk ak fi la yàlla féetale kenn ku nekk ak ci li nga war a jaar ba tekki bi ñu defee loolu gën a góorgóorlu ba yor taabal nekk ci taabal ji di jaay ku xam Thiès xam ñu ci commerce xam ni ñun dañoo yàgg a jaar ci suuf di góorgóorlu ba yor taabal mu mel ni ñu gën a ñafe rek gën a gëm suñu bopp gën a xam li ñu bëgg parce que tamit lii lañ doon ñaan yàlla daal di liggéey ba jamono jot nga mën a toog ak say frère ak ñi bëgg a dem nga jaar ci benn yoon ba pare mën leen a wax ci yoon bi ma jaar nii la loolu dañ ko doon ñaan yàlla. d'accord mu nekk jaar-jaar bi ba tey aussi ngeen créer sa propre entreprise mu yaatu am yeneen aussi magasin. waaw ñu nekk ci loolu di góorgóorlu ba suñuy frère ñëw di ñuy jàppale. ñu am ay place cantine gën a yaatal dugal leen ci ñoom it ñu jàpp ci liggéey mu mel ni rek li ci ëpp solo ci cëslaay ju wax ji mooy. ndaw daal da ngay gëm sa bopp. kon donc aussi foofu mën nañ jàng ndaw mën na gëm boppam ba mbiram yaatu aussi bu ma ci jëlee ñeneen ñu ciy mën a bénéficier wu. waaw loolu mooy dëgg. boo nekkee ndaw moom da ngay gëm sa bopp am loo bëgg. d'accord am foo jëm. am vision bu sori. maanaam mooy bëgg-bëgg bi rek ñun ci loolu lañ taxaw ba yàlla yësil ñu fii. d'accord xam naa aussi ñu ñëw ci monsieur Fall comme ni ñu ko waxee jàpp naa ne aussi
mbégte la ci ndaw yu bari ñu am fu ñu orienté wu mais juste aussi ci côté entrepreneuriat fi nga xam ne fi la ñu orienté léegi ak suñu frère fa la ñuy ñëwee mooy donc commencement dafa doy waar et juste aussi bu dee ci côté Djibi Ndiaye mën nañ gis ni ci ndawu daara la ku màgg ba avancé mais quel que soit alpha même boo nekkee aussi ndawu daara j'espère que aussi jàng ngeen ba am yenn dimension yi aussi en même temps aussi obligé waat ñëw ci secteur informel bi ba keroog ngeen di formel ci jaar-jaar bi. macha allah dafa mel ni li tubaab di wax naan da nga def li ñuy tuddee la synthèse ndax man mi di wax ak yow dafay am lu tubaab di tuddee accident de parcours. parce que tey jii j'ai obtenu mon bac. J'ai fréquenté la faculté de droit. J'ai fait 2 ans, j'ai obtenu mon DEC. Après, j'ai quitté l'université, je suis université. Puis, je suis université, dougat, ci biir secteur informel. Et dans toute sa forme. Moi, di def li olof naan baana baana. Jëlee fii marchandise yóbbu ko dans un lieu quelconque jaay ko ci beneen lieu am ci bénéfice xool li nga xam ne moom mooy samay rapport financier la ma cay am mais tout temps nag maa ngi am benn esprit mooy nan laay def tey jii ba mën a développer li nga xam ne mi ngi nelaw ci sama jëmm. mi ngi nelaw ci sama xel muy li ñuy tuddee la notion de leadership. En 2012 laa créé sama entreprise mais entreprise mën nga ko créer mais des fois y a ce qu'on appelle les aléas de la vie. mooy difficultés yi nga xam da nga koy am. encore les jeunes dañuy soxla liggéey mais ils ont peur dañuy ragal ñoom di approcher ce qu'on appelle les leaders politiques les leaders économiques wala les leaders socio-culturels pour que ñoom ñu mën a am benn engouement mën a am lu ñu teg mën a am loo xam dañ fay jóge muy ñu jóge ci A dem ci B. ci gàttal maa ngi jàngee école primaire bi ñuy wax Mame Cheikh Ibrahima Fall fa laa amee certificat. jóge ci école Mame Cheikh Ibrahima Fall daal di ñëw collège CEM Ousmane Ngom fa laa amee BFM jóge CEM Ousmane Ngom daal di jaar collège privé Kocc Barma jóge waat fa amaat sama bac lycée Amary Ndack Seck. jóge waat foofu dem université loolu ci gàttal moom mooy sama cursus bi nga xam ne moom laa def. bi ma jógee foofu tamit def naa des formations en matière de marketing commerce def naa yeneen formation yoo xam ne day yokk samay acquis en matière de relation communication ak yu mel noonu. mais daal ci gàttal bu ñuy wax ni entrepreneuriat. fii ñu toll nii jeunes yi ak fléau yi nga xam ne moom moo am ci réew mi muy fléau migratoire bi ngay dégg ñi jaar ci gaal yi. des fois tam dama naan est-ce que jeunes yooyu nga xam ne ñoom dañuy bàyyi seen responsabilité est-ce que ñoom ils ont la conscience propre ci ñoom. ñu mën a xalaat ni la ñuy wuti Europe pourtant moom la ñuy def fii. est-ce que foofu tamit Sénégalais waruñu mën a comprendre ça ne veut pas dire que si tu es intellectuel rek da nga war a automatiquement liggéey vers l'État parce que le problème mooy est-ce que foofu du poser problème parce que quelque soit tey bien vrai que am nga entreprise yaatu na aussi y a des multiservices donc ak d'autres yoo xam ne xam nañ ko mais le problème qui se pose mooy est-ce que ñun xawuñu am foofu tuuti problème bu ñu xaw a jaaxal mooy tey ndaw da koy gis mu jàng mais tey gis naa ay maçon yoo xam ne am nañu bac plus mais tey aussi nga nekk marché ci sa commencement di baana baañe di jaay est-ce que ndaw yi amuñu problème communication et problème d'orientation pour xam ni soo nekkee intellectuel mën nga oser créer sa propre entreprise sans autant nga dépendre ci état. exactement mooy li ma lay wax ci sama énoncé sama introduction foofu laa doon jëm mooy que ni man mi j'ai fait un cursus intellectuel alors que bi nga xamante ni pare naa ci njàng mi wala la ma doon séntu ci njàng mi ba ma ko ca amul dama ko néew bàyyi daal demaat tàmbaliwaat à zéro. mooy que ni lorsque j'ai commencé mes activités mooy bi may tàmbali di door samay mbir. téeméeri junni laa tàmbalee 500 000 francs 500 000 francs boo xam ni way jur wu jigéen sama yaay ci boppam que je salue de passage moo ko yëkkati dans la difficulté jox ma ko. ak ngëm-ngëm ak yaakaar ne doomam bii nii amaana bu yoroon milliard jox ma ko waaye 500 000 boobu dafa rëy. moom laa tàmbalee bi ma ñëwee lan laa def dama jël 500 000 boobu investir ko ci biir li may liggéey mooy lan mooy prêt-à-porter. parce que je vois que ni Thiès nekk na benn zone boo xam ne
zone boo xam ne dañoo bëgg culture. dañoo bëgg di génn dañoo bëgg di solo dañoo bëgg def loolu. sama étude bi ma def mu mëne ma ne naa def prêt-à-porter. parce que si je le fais dinaa mën a accroître benn bénéfice boo xam dina ma mën a permettre ma mën a lancer financer sama bopp sama entreprise. tey jii quand yow gisal nga ko sa bopp j'ai recruté des gens yoo xam ni am nañu master 1 ñi am nañu master 2. tey jii lépp li ma am manque investir Thiès. mais néew na bari na je ne vais pas avancer de chiffres. mais ñi nga xam ne man damay gis ni dañuy xaar dara ci nguur gi ñoom il se trompe en conséquence. parce que l'État li mu mën mooy dafay am benn da lay préparer le terrain. mais pas moom mën na la former parce que c'est l'État qui nous a formé. ci primaire. ci secondaire ba ci université ngay am bourse kon État formé na la li ci des mooy. yow léegi yow nan nga mën a def yan canevas nga mën a jël. ba mën a produire yow it li la État bi formé woon. nga mën a formé ñeneen. ma yeggale daaneel rek. bala ngay entamer sa deuxième question. mooy que ni État ci profil bi muy def dafa teg ay pàcc ay structures yoo xam ne c'est des structures yoo xam pour former les jeunes. mais tey jii bu ñu xoolee ñu lu mel ni DER wala lu mel ni fonds 6 wala lu mel ni fonds JIP néew na nga gis di waxtaan ak benn jeune entrepreneur muy tudd ba tudd ce qu'on appelle les institutions financières. est-ce que foofu aussi ñëpp am nañu accès. mais ci laa jëm. man chaque jour quand je te parle très clair. mooy ñu lay tudd di la wax yu mel noonu comme si état bi ci boppam dafa manquer ce qu'on appelle une politique d'orientation. pour ñu orienter les jeunes entrepreneurs vers ces institutions financières yoo xam ni état bi da ko créer ni leen vous les jeunes entrepreneurs yéen ñi nga xam ni jàngi ngeen seen xel màcc na ñëw leen sans garantie. avec des moyens de taux d'intérêt yoo xam ni di ngeen mën a ñëw ñu financer leen seeni projet pour ngeen mën cee développer. de brèche xëy na bu ñuy wax DER tey jii wala ñuy wax fonds JIP wala ñuy wax ay fonds 6 mais li ko jiitu amoon na lu ñuy tuddee ci jamonoy Ablaye Wade amoon na beneen bu ñu doon tuddee amoon ci loolu jiitu na fi quoi. ay fonds de solidarité am na fi. même FAISE am na fi yi nga xam ne maanaam c'est pour les Sénégalais de l'extérieur. yooyu yëpp am na fi. d'accord kon aussi loolu am na solo xam naa dinañ ci gën a ñëw ji bi xam naa fi ñuy ñëwee tamit ba tey ci côté boobu donc ku ci mel ne aussi ñoom monsieur Fall seetlu nañ quelque soit Alpha Kër Baye Fall aussi nekk nekk société boo xam ne donc ci prêt-à-porter ci la ñu avancé donc ba créer seen entreprise mais parfois aussi donc tey plateau bi dafa équilibré et juste pour vous montrer que am na ñoo xamante ni ñi ngi ci côté secteur bi formel en même temps aussi ñi ngi ciy gérer mais aussi am na tamit ñoo xam ñi ngi ci secteur informel lañ leen mën a tuddee mais quel que soit Alpha aussi am nañ stratégie boo xam ni comme ñu amul doole ba mën a créer seen entreprise pour am seen ñineya ak extra nga xam ni peut-être ci baana jaay am juróom fukk jënd ba am seen benn économie ci côté yaxanal ba mën a avancer mais juste aussi pour vous montrer que mën nga nekk ci secteur bi nga xam ni c'est un peu informel en même temps aussi petit à petit mais malgré tout aussi boo jëlee orientation par rapport ak jëlee monsieur Fall di jox mën na la permettre aussi ba nga nekk ci beneen domaine parce que doomu daara yi nag ñu ngi fi di yor ay entreprise di ci fay salaire ñoo xamante ne tey aussi ay cadre lañ foofu lañ bëgg aussi ci côté parce que teg ci wàllu liggéey balaa ñëw ci beneen point gis nañ ni ñi nekk ci secteur informel bi dañu am benn problème mooy ñi ci ëpp dañuy gis seen commencement liggéey day am doole maanaam seen magasin mën na fees mën nañuy gagner xaalis mais par la suite bu ñu dawalee 1 an daanu donc réellement lan mooy problème bi ci nekk bi ñu ci ëpp aussi di nga dem ci benn magasin boo demee marché central ou bien feneen nga gis benn place boo xam day fees dal lépp luy xeetu bagage da ciy am mais su dawalee weer am problème location su dawalee 1 an day mujjee delloo place bi donc réellement lan mooy problème bi est-ce que c'est des patentes yu leen xaw a sonal ou bien problème d'organisation la. ah comme laaj bi rek ñu koy rafetlu mu mel ni comme li nga wax daf ci am ñun secteur bi ñu nekk kenn ku nekk li nga nekk rek ci nga mën a wax mooy xëy na yàgg nañ ci yàgguñu ci mais bu ñu ñëwee dañoo fekk suñuy mag yoo xamante ne dañ cee nekkoon nekk ci marché bi ñu mën cee citer ñu bari dañuy toog di waxtaan ak ñoom ñuy encadrer di ñu teg ci aw yoon bu fekkee da ngay liggéey fekk ay nit ci benn bërëb ñu ciy liggéey ngay xool ñiy dem nga dem taxoo ak ñoom comme ñoo la jiitu ci métier bi li olof naan ku la jiitu ci néegu timis moo lay wax toogeel nii mais soo ñëwee yor yenn moyens yi yor yenn kàttan yi wala sax nga commencé zéro yegg fenn fi rek
commencé bëgg a dundee ba neen dundin bu bokkut ak bi la mayoon nga am li nga am. su boobaa da ngay nekk ci ay tolof tolof. da ngay nekk ci ak bëgg a wàcc. parce que commerce chaque jour dama koy wax man samay rek kenn moomu ko marché bi amul kenn ku ko moom li la fii may dara mooy am loo bëgg. am fulla am fayda lu la yàlla may ngay xalaat mu yokk ko. te soo bëggee mu yokk ko bu ko yàq. ñun ci yoon boobu la ñu nekk te jàpp naa ni yoon boobu képp ku ci nekk yàlla mën na laa suturaal ba nga am leneen sax lu dul lii. parce que tamit kuy laaj yaakaar naa ni doo gaaw a juum. parce que ñun li ñu dimbali mooy loolu dañoo am ay nit yoo xamante ne dañ leen di laaj ñu naa ñu doxale leen nii doxale leen nii secteur bi ñu nekk nag xëy na métti na méttiwul sa commerce tamit leneen daf ci am muy mbirum yàlla. des fois nga nekk ci benn affaire ba yàgg yàlla ñëw ki biram waaw mooy ci côté yëpp da ngay gis ko yor entreprise sax koo xamante ni teg na ko ci norme yu normal ba pare mu am problème loolu moom yàlla moo koy dogal mais li ci ëpp solo mooy nit ki nga xam li nga bëgg xam li la tax a jóg xëy heure wàcc heure li ngay liggéey nga xam fi nga koy dugal. mais nag mais aussi est-ce que tamit ñu bari xeet bi amu ci part parce que nag bu fekkee ku yàkkamte ku mel ni Sylla ñu ne tey boo jëlee ay marchandises jënd ko ou bien bagage maximum boo defee booy wàcc ay 1000 francs 1500 ngay wàcc est-ce que ndaw gu yàkkamti mën a xaar loolu. ah mais tamit ku yàkkamti moom da ngay yàqule rek. loolu moom day lay olof daf ñoo tënkal lu bari ku yàkkamti rek da ngay yàqule. parce que di nga xam ni ñàkkoo dara. mais soo fekkee ku am ba pare da ngay defee ni lii da koo judduwaale. surtout sax mais bu fekkente ni si nag xam nga démbam rek. yow di nga ànd ak dal di nga ànd ak tey te xam ni nit moom ñàkkul dara. d'accord ñun moom loolu la ñuy digal. d'accord c'est ça quoi parce que loolu aussi dafa nekk problème ci Sénégal ñun dañ ciy def erreur da ngay gis parfois nit yor entreprise créer ko nga gis ay nit nekk ca et juste donc soo ñëwee rek surtout sama classe gi xaw a texet nga gis caisse bi am ay entrée nga gis aussi. presque ay millions jàlle nga yaakaar ne aussi bénéfice la or que li ci nekk ci charge bari na dafay fay location employé da koy fay aussi ak taxe yi nga xam état ko mais nag ci côté entrepreneuriat xam naa ni foofu la ñuy jeexalee ci li jëm ci boobu demee ñëw aussi ci situation marché central ak Covid 19 bi ak aussi la fa xew lépp mais tey da ngay gis xam nga yaa ko wax léegi bien vrai que même bu fekkee aussi am nañu ay financement j'espère que aussi à travers OHADA ou bien Siscoa ñi nga xam ne aussi def nañ gestion finance ak marketing. Sénégal aussi dañ am problème surtout ci côté fiscalité. donc entre le TVA récupérable ou bien TVA facturé entreprise yu ci bari tey et bien vrai que ci commencement bi dañuy bëgg a formel. mais bañ demee ba ci biir da nga gis informel bi te parfois aussi informel bi ñi ci ëpp ñu koy def y a des consultants et conseils. y a certaines cabines yoo xam ni ñooy rey ñu bari exemple benn Sylla boo xam ni gestionnaire la am na expérience ni la non attends c'est pas la peine booy mën na galgal jaar fii et tout or que ci commencement bi yaa ngi def sa déclaration normale yaa ngi gérer aussi ce qu'on appelle tenue de la comptabilité sa société aussi mi ngi jaar ci yoon bu normal mais da ngay dem ba telle sorte aussi parfois orientation bii ñëwaat et juste da ngay dellu ci informel ba la plupart des entreprises ci côté TVA moo leen di daaneel est-ce que tamit tollul foo xamante ni comme yéen ñi am expérience boobu ngeen essayer s'organiser des panels ou bien des conférences pour inviter jeunes yi nga xam ne tey ku mel ne ay Jibi Ndiaye am nañ expérience bien vrai que seen capital extraordinaireul mais nag ñu fexe aussi impliquer leen ci orienter leen ni ko nit ki mën nga liggéey ci sa xaalis du tee aussi nga formel di liggéey ak état di verser te doo ci am benn problème. exactement des fois tam dañuy am benn rectificatif rek boo xam ne dañ ko ci apporter. mooy que ni ci biir secteur informel bi. loolu dafa mel ni rek comme genre jargon la boo xam ne dañ koy utiliser. pour faire une classification ndax ñu naan ay secteur primaire secteur tertiaire secteur secondaire. mais ñu ci bari dañuy jaawale mais xanaa xam ne le secteur informel boobu ñuy wax entre guillemets. nga xam ne presque maanaam mooy secteur bi nga xam moom mooy regroupé di ñuy tuddee commerçant yeeg artisan yi nga xam daal ñoom classé wuñ leen ci norme bi nga xam ne seen norme formelle boobu. mais foofu noonu ñu bari dañ ciy juum. ndax le secteur informel moo gën a ëpp doole le secteur informel pèse plus de 8000 milliards. tey jii wax ma muy société état wala beneen société boo xam ne mi ngi nekk ci société boo xam société privée la nga xool yenn société ñoo ci gën a performante booy xool société privée yi ndax tey jii bu ñu en matière de construction wala bâtiment lu ñu tuddee TP mooy travaux publics
comme bâtiment yu mag yi wala yi koy defar yenn société ñoo ci gën a mag ay CSE ngay tudd. c'est pas une société de l'État. oui c'est privé. c'est privé. léegi ñooñu fan nga leen di mën a caser te pourtant ñooñu ils s'acquittent à leur charge. TVA boobu ngay gis noonu ñu koy teg tey jii état bu la dexee ce qu'on appelle un environnement d'investissement mooy mu balayel la ba pare pour nga war a mën a tabax. mais normalement dafa am lenn loo xam ne ci koom gi nga xam ne yow yaa déclaré si tu supposons day ñëw Thiès TV daan ni man de wax dëgg yàlla maa ngi am lii ak lii ak lii yor naa lii ak lii ak lii maa moom fii nii maa moom fii nii maa moom fii gratuit ce qu'on appelle votre déclaration d'impôt. ci ñoom loolu la ñuy sukkandiku. ci ñoom loolu la ñuy sukkandiku di la imposer li nga xam ni. mooy la ca war a cof gañ ca war a cof pour war koo mën a dugal ci trésor public. su fekkee ni tamit yàlla def na ni yow mënoo ko. wala yow sa entreprise daanu mais da ngay déclarer faillite. là nag y a ce qu'on appelle la notion d'exonération fiscale. comme ni nga xam ni état bi da ko def ci Covid 19 bi mu ñëwee am na ñoom dañ leen a exonérer. mais comme ni ñuy exonérer noonu la ñuy redresser tam. redressement fiscal boo ko déggee mooy ki nga xam ne tey jii déclaré wul impôt wala day def ay prête-nom yor 4 milliards déclaré 500 000 si toutefois impôt kii ko dañ ko def ce qu'on appelle un redressement fiscal. mais xëy na loolu benn entre parenthèse la rek bu ma doon ubbi. beneen bi ci des mooy que ni ci wàllu comme ni nga koy waxee muy notion boobu nga xam ni notion à l'information la loolu noonu pàcc ci réew bu ne dafa am kenn ku ci ne lu ñu la dénk. mu am ay commission comme boo demee maire yi dina am pour commission politique. commission affaires étrangères commission boo nga xam ni c'est chargé du sol et des nangam découpage territorial ak yépp commission boobu nga xam ni tey jii ñoom ñooy ñëw ci marché yi di fayeeku ak di jël nga xam ne moom mooy ay patente wala mu nekk loo xam ne ay affaire ODP la wala lu mu mën a doon. war nañoo mën a ñëw def benn campagne de sensibilisation. daal ci associer les acteurs culturels daal ci associer les acteurs sociopolitiques woo leen ñoom ñu ñëw ñu ni aller vers les commerçants ñi nga xam ni ñu ci bari mënuñoo lire journal. ñu ci bari du ñu déglu télé ndax jotu seen jot mayu leen ko ngeen def benn jàjj wala benn information boo xam ne c'est supplémentaire. d'accord bu dee ci ñi jàng ñu bind ay circulaire yónnee leen. bu dee ci ñi jàngul ñu jël ay artistes ñu jouer ay sketch wala ñu jël takk seeni rajo di leen wax lan mooy TVA lan mooy impôt sur la somme due lan mooy impôt nangam. lan mooy valeur ajoutée yi nga xam ne dañ ko ci kii lan mooy taxe lii lan mooy taxe laa bu ko dee loolu dina nekk loo xam ne ñoom commerçant bi xamul woon dina dem moom mooy dem inscrire boppam ay impôt yu mel noonu waaye nag bu fekkente ni état da nga koy jox moom li mu moom dafa war a wàccoog yow it li nga xam ni moom nga moom foofu la ñu war a ñëw muy cas Covid muy aussi fi ëpp solo nag xam naa fi la ñu war a ñëwaat muy Covid 19 ak donc man nag su ma juumul gis boobu waa perception municipale à travers Samba Ndiaye est-ce que ñoom Baye Modou aussi bokkuñ ci mës naa gis benn caravane ci marché central bu perception defoon et juste donc pour joxe information ñi nga xam ne aussi ñëwaguñu fay si mës naa koo dégg ci genre boobu mais juste aussi fi ñuy ñëwaat rek mooy ndax nag fi ñu jógee fi la ñuy wàcc parce que donc bu fekkee aussi comme ni nga ko waxee yaa ngi def say déclaration normale yaa ngi wàccoog état mais nag jëla état amee est-ce que mi ngi wàccaat ci askan bi jàpp naa ne aussi foofu la ñuy duggee ci jëm ci wàllu Covid 19 bi njëkkee ak Djibi Ndiaye ñu gis tamit ngeen nekk ci marché central dafa liggéey bu yàgg jamono ji crise bi ñëwoon li jëm ci wàllu Covid 19 bi actuellement dafa mel ni def na at ak lu tekk fii ci Sénégal ou bien ci mois de mars dafa mel ni bii ci lay am at fii ci Sénégal donc boobu ba tey ñu gis tamit mu xaw a compliqué doy waar lool ci réew yu bari tey ñu bëgg a xam yéen ñi nekk ci marché central nan ngeen dundee Covid 19 bi. jërëjëf Sylla mu mel ni Covid moom li ñu ciy njëkk a wax rek mooy ñaan yàlla suñu boroom jëlee ko fi ci jàmm. ndax ñëpp xam nañ ni metti na ci ñëpp nag mais dafa raw nag ci commerçant yi. metti na ci ñëpp. mais dafa raw ci commerçant yi. lan moo tax. te commerçant yëpp nag. waxuma Thiès rek waxuma marché Thiès rek ak fépp fu mu mën a doon rek fu commerçant nekk rek metti na ci yow parce que ñun commerçant lañ liggéey nañ ci luuma liggéey nañ ci foire yi. doog a toog ci marché bi. xam nañ li ci xew. muy ba ci luuma yi foire si ba ci marché yi. ñëpp a am problème ñëpp a sonn. ndax li mu méttee mooy bi mbas mi ñëwee
kenn ku ne xam na ni dogal yiñ ci jëloon état bi ñëpp gis nañ ko. yaakaaroon nañ ni loo xamante ni benn mois lay doon sax mu jeex mais yàlla dafa dogal mu dem at daanaka ay jours moo ci des mu mat at lu nekk jànkonte nañ ko ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo nekk ci secteur commerce bi. te ñun ñëpp ay way taaba lañ man ak ki ci gën a ndaw. ñun moom dañ ci am ay points yoo xamante ni wax fa dëgg yàlla dafa metti comme yéen quoi ndax aussi plateau bi plateau d'orientation la te ñëpp ñi nga xam ne aussi ay kilifa lañ et surtout aussi de passage directeur du commerce bi nekk Thiès c'est mon ami maa ngi koy nuyu moom aussi mi ngi ñuy xamal mi ngi bàyyi xel émission bi sànq ñu koy partagé ak moom. waaw mu mel ni dañ ci am yu bari yoo xamante ni dañ ko ci gis mu metti ñu yenn yi ci autorités yi yenn yi ci ñi ñu jiite ñu nekk ak ñoom ci biir marché bi. parce que man jàpp naa ni soo yoree njaboot muy góorgóorlu danga ko war a jàppale ñun bi mbas mi duggee ci dëkk bi ak léegi dégg nañ fi ku nekk ñu jàppale la ku nekk ñu jàppale la ba mu des ñun commerçant yi te chaque jour dañuy toog marché ñu koy jooytu ñaareel bi li gën a metti mooy ñu wàcce say heure ñi ngay liggéey bi ci gën a metti mooy ngay jël ay décision ci doomu aadama te doo waxtaan ak moom te buñ nee doo waxtaan ak moom li ñu lay wax mooy seen président waxtaan nañoo ak moom mais waxtaan bi du foofu mbas mi ba mu commencé ba léegi marché central gisagoo benn yoon ñu toog ni nañ ciy waxtaan amagul. ah mais attends dama jàpp ne aussi marché war na am ay délégué ak ay responsable yi fa nekk ñooñu tamit bu mbas amee war nañ am taxawaay bu extraordinaire ngir nag dem ci ñi nga xam ne ñoo ko sekk wax ak ñoom xamal leen ni quel que soit alpha nag lu mu compliqué aussi jaaykat yi am nañ ci benn responsabilité pour ñu accompagner leen. voilà am nañ ay délégué su fekkoonte ni si tey délégué yi def nañ li ñu war a def. du ma wax lii may wax. xëy na ku mel ni préfet moom day toog ci bureau rek waxtaan ak délégué yi dëgg fa wax ja war a yegg du fa yegg te man jàpp naa ni mbas mi lii ñu ci daj sax su doon toog nañoo ak ñun waxtaan ak commerçant yi ñun ñi xam ñoo nekk ci marché bi. ñu xam li ñuy dund ñu partagé kook ñun dina leen jox ay yoon yoo xamante ni buñ ci jaaree ñun duñ jooytu ñoom duñ leen soxlaal dërëm ndax marché bi soo gisee ma wax la marché bi dafa bari ay client ak cliente yu fiy ñëw ak ay heure yoo xamante ni kenn ku ci nekk la ngay jaay daa am heure boo xamante ni ci nga ko gën a soxlaa. d'accord xam naa Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye donc moom aussi mooy commissaire bi yor wàllu commerce xam naa nag dina waxtaan ak monsieur le ministre comme moom waa Jobaas la Alioune Sarr donc bu ko defee aussi mu xool solution bi ci gën ci wàllu mbas bi waaye nag situation bi ci des marchés mais surtout nag ci marché central parce que aussi li ji bi wax mënuñu ko dàq dafa mel ne aussi marché bi délégué yi liggéey bi ci waroon dëgg liggéey et quel que soit alpha parfois nag nañ ko waxtaanee gis nga boo ñëwee marché central ci benn côté doo xam kan mooy jaaykat ak ku dul jaay te aussi am na ci zone yoo xam ne sax jaar fa wóorut risque la quel que soit alpha doo xam de maquette lañ ko tuddee doo xam nañ ko tuddee mais quel que soit alpha yenn saa yi ñett jaar fa ñàkk fa portable am ñett jaay fa ñàkk nangam ci biir marché même ci biir marché bi sax ci biir place yi ñett day ñëw di jënd nga gis koo xam ne saag lay yor xamoo day bëccëg xamoo day juuti boo xoolee donc marché central dafa mel ni marché bu amul sécurité la marché bu amul buntu la en même temps aussi xaw ma nag délégué yi ñoom lan moo ci seen liggéey foofu. macha allah monsieur Sylla posé nga question boo xam ni c'est une question d'une importance capitale maanaam dayoo question bi foo ko natt rek weesu na ko dama lay wax ni la sama waa ji li mu wax presque dafa wax lépp ndax comprendre naa moom fi muy waxee ndax xol lay waxee. mais ñun ñi nga xam ne dañuy jéem a formaliser li ñu yor ay employés yoo xam ne depuis 1 an boo xam ni suñu caisse de solidarité wala caisse boo xam ni maanaam caisse de réserve lañ leen di fayee. mooy que ni liggéeyatuñ ñoom pour am waaye ñun dañuy jël ca lañ doon jotoon a am bu yàgg di jaay suñuy mbir pour ba leen a fay pour téye leen. parce que c'est des jeunes yoo xam ni ñenn ñi ñoo yor seen i waajur ñenn ñi ñoo yor seen i papa ñenn ñi dañuy fay ay jàng di def ay cours à distance brèche la rek bu may ubbi. du ma wax marché central parce que marché central kese du fi marché ci Thiès. Je parle de l'ensemble des marchés qui ont été impactés de Tivaouane, Mbour à Thiès, de toute la région de Thiès parce que Covid bi deuxième vague bi ñun la concerné nous les commerçants de Thiès, de la région de Thiès et de la région de Dakar.
faaw ñuy impliquer les acteurs ci seen i décisions yi nga xam ne les autorités déconcentrées de l'État ñu ngi koy jël. voire le gouverneur le préfet le sous-préfet ñi nga xam ne on les appelle les autorités déconcentrées de l'État. parce que tey jii ñun ñi nga xam ne ay acteurs lañu waroon na mën a dund ci benn luxe bu insolent mais ñun defuñu ko dañoo investir li ñu am. nga daal di ñëw marché rek la ñu am citez-moi benn société boo xam ne état bi moo ko moom mu nekk Thiès ay nit di leen fa embaucher ban la wax ma. Macky Sall le président Macky Sall bi muy ñëw ci élection yi ci lañ peinturoon NSTS. bañ ko peinturé amul kenn ku ci embauché. le secteur privé rek moom mooy embauché mooy jël mooy def ay stage mooy formé booy yi kon ngallaawaay lan la ñu am mooy marché bi marché yi rek la ñu dese. mais marché boobu day ñëw première vague Covid bi ñun le 13h da ngay wàcc on nous brutalise yabal la police. ñuy nangu ñenn ñi seen i bagages di xëttal ñenn ñi di leen jël di leen dugal ci ay oto di yóbbu loolu nekkul respect. beneen bi ci des nga gis bu ñuy fay su ko fayee ko ODP wala ñuy fayee ko patente dañuy ànd ak police. mais pourquoi cette action de brutalité là pourquoi intimidation boobu di am alors que dafa am benn relation boo xam ni c'est une relation intrinsèque entre les services de la municipalité ak les services des impôts et domaines ak yu mel noonu. ak commerçants yi ak le secteur informel. kii di Covid di impact. mbas yàgg na fee am. bu dee ñi xam histoire war na ñoo xam ce qu'on appelle la grippe espagnole amoon na fi. ñaata nit la rey plus de 50 millions. lèpre Ghana amoon na fi. bari na ay mbas yu fi am. wopp joo xam ni da daan def ay ravage. waaye nag bu taxee tamit commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo yor ak njaboot. te ñun déggoo benn yoon fu ñu marché. pour ñun dañoo impacté pour ñu defar ñu ce qu'on appelle ay ndimbal. artistes yi jox nañ leen acteurs culturels yi jox nañ leen jox nañu bay jox ñi nekk ay Sorano fu ne di leen jox ay ndimbal. mais ñun demandé wuñ ndimbal ñun ndimbalu yàlla la ñuy xaar ci suñu bopp. li ñu soxla mooy quantum horaire bi nga xam ni dañ koo jëlee woon ci heure bu la neex nga wàcc yóbbu ko ba ci 18 heures. ñu dellool ñu ko sax au moins de 21 heures. c'est ça parce que foofu aussi xam naa fi lay ñëw même ñi nga xam ni ay fonctionnaires lañ bien vrai ou bien jaayuñ ci marché yi ñu ngi koy wax parce que tey bu fekkee nit koo xam ni par week-end la am donc les samedis ak les dimanches souvent ci la am jot et juste tey bu fekkee ku ne xam na ni Sénégal suñu heure liggéey c'est à partir de 8 heures ba 18 heures mais donc kiy liggéey ci yeneen domaine moo xam enseignant et tout kooku kon bu amee soxla ci marché mënu ko fa am parce que bu fekkee lundi ba samedi donc c'est à partir de 18 heures. la marché bi di wàcc mais enseignant bi mi ngi liggéey lundi ba samedi donc dimanche bi mu waroon am jot tëj nañu marché bi amul liggéey kon donc aussi askan bi quel que soit alpha même bu defee impact ci marché bi mais aussi mi ngi poser problème acteurs yi nga xam ne ou bien comment dire fournisseurs yi nga xam ne aussi bëgg nañu di liggéey ak waa marché bi. monsieur Sylla doguma la keroog y a des témoins oculaires. préfet dafa wàccal boppam ci biir marché bi. mu gis ni nit ñi respecté nañ lépp loo xam ne ay mesures barrière la place boo dugg am na gel hydroalcoolique ñu teg sooy dugg boo takkul masque duñu la recevoir. toutes les visites de courtoisie yu mel noonu dañ ko dakk moom moo wàccal boppam boo xoolee def naa ci benn vidéo maa ngi moom ñuy waxtaan je l'ai posé des questions franchement mu nekk koo xam ne nit ku baax la. li fi mu mujjee ak man mooy ñëwal ci sama bureau li ngeen bëgg ñu toog ci waxtaan ci là incha allah ñu dañuy am solution. d'accord xam naa mais beneen bi ci des mooy. bu ñuy wax dañ ne ay distanciation sociale wala yeneen yu mel noonu mais bu ñu fàtte tamit ñu sommes des africains. dafa am loo xam ne xajoo wuñ ko mooy que ni dañ lay wax ni la xale yi demoon école ñoo rey seen i maam ndax ñoo ñëw ñoo xiwaat seen i maam jox leen feebar bi tey jii amuñu moyen boobu nga xam ne tey jii dinañu permettre ñu mën a tëj suñu bopp. aar suñu bopp wala ñu ndax faaw ñu génn wuti lu ñu am. faaw ñu génn pour liggéey pour am dara pour lekk. kon nag nañu revoiraat yenn mesures yi encore tam man je vois très antidémocratique yow Sénégal ak ni mu toll nga tànn ci Dakar ak Thiès dong ni ko ràpp
mais bàyyi yi ci des. waaw parce que aussi donc attends foofu aussi état nee na boo xoolee comme cas yi ci Thiès ak Dakar loo c'est normal aussi te bul fàtte aussi c'est des zones yoo xamante ni dafa xaw a compliqué tuuti. mais y a des zones plus sensibles. Kaolack c'est un carrefour. oui. mais pourquoi lu tax tëjuñu Kaolack. waxuma ko tamit pour. nañ waa Kaolack nañ ma comprendre ci ni may waxee. lu tax tëjuñu Kaolack te Kaolack cas yi ma ngi fay bari. benn région rek moo bariwul cas muy Saint-Louis yeneen ñi ci des ñëpp les cas inondent à gogo. mais nañu xoolaat yenn décisions yi ñuy def ndax ñoom ñi ngi lor ñenn ñi. d'accord sans pour autant ñu rendre ci compte. d'accord xam naa aussi ji bi fa la ñuy ñëw donc comme ni ñu ko waxee xaw na compliqué métti na même donc ñu ci ëpp tey aussi maa xaw a bàyyi téléphone bi mu sedd ay ñi ci marché yëpp kenn ku ne aussi donc bi ñu gisee affiche bi donc situation des marchés dañ ci gis seen bopp xam ne aussi day secteur boo xam ni néew na fu ñu leen mën a waxalee parce que tout récemment nag bu ñu waxee. ñi nekk ci secteur yëpp même artistes yi aussi amoon nañ te maa ngi déggat ma sànni xeer ñoom Baye Modou am na donc des informations yu ma am ay donc Orange Money de 100 000 francs yoo xam ne aussi pour les artistes nga xam ne ministre bi du ko teg ci loxo kenn donc directement naka wax artistes yi te ñoom ñi aussi teewul tamit ñu nekk aussi ñoo xam ne ñi ngi créer entreprise kon war nañu aussi bàyyi leen xel bu baax a baax te autorités yi ñoom ñëpp ñi ngi seetaan di bàyyi xel bu baax a baax suñu plateau kon aussi na ci mais tey ji bi bu ñu doon xool ban solution ngeen jàpp ni suñu ko jëlee ci marché central même bu fekkee mbas mi am na ci mais nag ku am seetlu xam ne marché central bari na ay problème ñoo ngi dellu si sa question bi mu mel ni si laa man li ma bëgg a wax waxaguma ko li ma bëgg man mooy ñu bàyyi xel ñi nekk ci marché yi di liggéey li may wax daf ma ñor ndax kenn ku nekk la ngay dund yow yaa ko xam nañu bàyyi bu ñu jël ay décision ci nit ñu toog rek yaa ngi dégg xusi acca nañ bàyyi loolu nit ki booy jël ay décision ci moom waxtaanal ak moom mais li xew ci marché bi dëgg-dëgg koo ko ci laaj mënuñu koo wax parce que ñun ñoo fa nekk di liggéey ñoom suñuy rakk ne ba pare aussi jibi li ma jaaxal mais marché central nag quel que soit alpha bu fekkoon aussi am na délégué marché ni ma xamee marché yi ci laa jëm mooy Covid war na am benn somme sax bu ñu leen jox yéen ci laa jëm même jëwriñ ji wax na ko même bu ñuy joxul dara jox nañ ñëpp te alal ji ñuy séddale ñu nag ñëpp a ci yam ñëpp a ngi liggéey normal képp ku état di fay mi ngi lay fay chaque weer déggagoo kenn ku ñu daggagul mbas mi commencé ba léegi mais ñun ak ñooñu ñoo bokk réew mi ñoo bokk yam ci alal li réew mi ñun yàlla jàppale na ñun ñu ngi ak suñu moyen bopp di ci dem di ci góorgóorlu mais kooku bu ko naxasal xam nga ñaata commerçant ñoo perte ci mbas mi ñoo xamante ni moom saxee kenn waxatuleen imagineel kii xëy si di jaay prêt-à-porter kii di jaay bijou kii di jaay effet de toilette ki mu war a jaay war a togg añ xëy ñëw ci marché bi ndugg-nduggam war a togg añ ngoon jot la war a jaay moom 18h jot ñu ko tëjee sa place te tëjal sa place ji mooy bu 18h jotee bu tegee ay minutes yaa ngi dégg ñu fekk la fi jàpp la fay loolu benn 6000 francs wala 3000 francs xanaa war nga toog sax xalaat ni kii kat su amoon ni ko gënal waxuma la xëy si sax du ko def mais dañ lay arti dugal la ci oto bi yóbbu la di la fayloo te loolu yépp délégué yaa ngi fi taxaw di xool nañu bàyyee waxu délégué ñi may waxal ñëpp xam nañ ma man marché laa nekk délégué yëpp xam nañ ma au moins ñoom benn problème mais man ku nekkal commerçant yi man nekk ak yow ku nekkalul commerçant yi dama lay wax li nga xamante ne mooy dëgg dama comprendre kon délégué yi ñan lañ fa nekkal nañ ay délégué am na fa mais yow bu ma nee la mbas mi ba mu commencé ba léegi amul benn yoon bu waa marché central mu see toog waxtaan ci mbas mi loolu yow mën nga koo gëm marché central ak ni mu toll léegi lan mooy délégué lan mooy information da ngay xëy rek ñun la da ngay tëj fu ñu koy déggee ci nit ñi whatsapp yi da ngay tëj jeex na amagul lenn lu ñu waxtaan ñaareel bi mooy suñu maire. d'accord mais aussi foofu bëggoon naa comprendre délégué marché est-ce qu'il y a des cotisations il y a des participations par rapport ak ña fa nekk uniquement yoo xam ni moom lañ leen di jox pour ñu mën a aussi def seen comment dire déroulement activité est-ce que am na aussi benn caisse boo xam ne y a des am na ay cotisations loolu yëpp ñàkk a liggéey moo ñu ko xañ kon amu fa déggoo li ma la wax ñàkk a liggéey moo ñu ko xañ mais nit ki bu fekkee da ngay jiite benn affaire xanaa di nga am ay carte de membre jaay ko nit ñi ñu adhéré wu bokk ci chaque mois nga wala chaque année nga ñëw jaay yeneen carte ñu mën di dajee di waxtaan
mais mën naa ni la 2 ans xaw ma ngi nii amul benn yoon boobu mos a taxawee marché central ñu naa la kaay la ñu daje wala kaay la ñu waxtaan benn 2 personnes 3 ñooy dajaloo jiite marché bi mën nañ ni la sax instant bi ñi may wax ak yow nii mën nañ la sax amuñu président ndax dañ koo faloon 6 mois tegandi ko fi boobu ba léegi war a dem ci ay élection tànnaat keneen amul ba léegi nii ñi ñu bareen koy jooytu dem na ba marché central ko wax waxi délégué waxi jiital mun la sama yoon nekku ci léegi diggante maire lay doon préfet ak quelques personnes yu dajaloo d'accord mais aussi yaakaar naa maire bi tamit foofu tamit am na benn liggéey bu am solo bu fa maire yi liggéey xaar maire bi loolu moo koy gënal maire bëggul ko sonal su fekkee da nga am ñaar nit yoo xamante ne wala ñett soo leen wooyee ñu defal li ñu bëgg ci marché bi yow maire lan la soxla ci marché bi nañ koy fay rek chaque mois juutee mi mais bu doon tegee ne ci yoon rek ñun bi mas bi commencé ba léegi juuti waruñu koo fay. mais su ma juumul aussi boobu juuti mi ngi delluwaat ci marché bi. waaye man delluwaat ci marché bi luy delluwaat ci marché bi lan mooy delluwaat ci marché bi yow bu fekkoon ñun ñu ngi liggéey am nañ ay njiit yuy liggéey nee naa la 12 mois yi waruñoo fay juuti parce que ku ne xam na ni 12 mois yi liggéey amul. nañ bàyyi xel askan wi ñi nga xamante ni si amuñu fenn fu ñu waxee amuñu fenn fu ñu jooyee mën nañoo mars mën nañoo dajaloo mais ànd nañoo dal ànd ak gëm yàlla. mais nañ ñu jàppale ci benn côté. mooy suñu heure yi nga xam ñun ñoo ko moom. jël nañ ci ñun dimanche ñu muñ ko. jël nañ ci ñun suñuy heure yoo xam ñu ngi ko doon liggéey ñu muñ ko nañ ñu jàppale ñaanuñu dara mais nañu taxawaat waxtaan ak waa marché bi muy délégué yi. defaraat marché bi jubbantiwaat ko kenn ku ne gis sam bopp ci marché bi ba yow boo yoree carte waa marché bi di leen waxal la ngay wax yaa ngi dégg muy jóge ci waa marché bi mais li fiy xew lépp man maa la wax lii quelques personnes ñooy dajaloo dem waxal ko tur waa marché bi mais marché bi na leen leer ni maire ak préfet gouverneur marché bi amuñu dara lu leen neex ci lii ñuy jëflante du benn décision boo xamante ni waa marché bee ko jël te li may wax lu ma leer nañ la ñoom ñëpp a ko xam ay 5 personnes ñooy dajaloo dem mairie yaa ngi dégg wala ñu dem ci préfet waxtaan ak moom ñëw nii lii lañ indi mais pourquoi loolu doo woon nit ñi nga waxtaan ak ñoom xam li ñu bëgg idées yi du fi jeex nit ñaa ngi fi yor seen i xalaat yor ay expérience ci marché bi ngeen bëgg a jël benn 5 personnes rek di xandaalu fii dem mairie dem préfet xosi ñëw ni ñu bëgg a rey ñu ñuy tëj tijji waaye nañ bàyyi loolu te maire bi tamit Lamine Diallo laay wax ba mbas mi commencé ba léegi gisaguma benn lenn lu mu jariñ marché central ci mbas mi imagineel yow marché central ak ni mu toll xalaatal ci loolu ñaata mooy génne par mois wala par jour sax di dem ci keesu mairie bi amoo lenn loo mën a taxaw nga jàppale ko benn mois sax jot nga ni sama gars yi tey du ngeen fay kat amul d'accord mais loolu di am ngay njiit yu baax d'accord xam naa ni loolu aussi ci bi donc fi muy waxee aussi sori na trop mais délégué bu marché central mi ngi yónnee SMS donc moom tamit mi ngi bàyyi émission bi peut-être ñoom tamit dinañu xool ban taxawaay la ñuy amee jamono ji ñu ngi ñuy xamal ni marché central bi yëpp ñu ngi concentré wu ci émission bi waaye situation des marchés mais c'est normal donc fi ñu nekkoon naa voilà Thierno Ciss aussi donc ak aussi am na un autre gars là ki sant Fall jàpp naa ne aussi Ousseynou Fall voilà c'est ça donc moom mooy yónnee SMS sànq aussi de wax ñoom tamit ñu ngi bàyyi xel bu baax donc fi ñuy ñëwaat rek mooy ban solution tey la ñu jàpp ni su ko état jëlee dina mën a régler situation marché bi ci Covid bi ba ñu mën a liggéey bi nga xam ne donc du am benn problème. waaw loolu moo ci gën a ëpp solution comme olof nee na. bu ndox tuuroo an mbàkk moo des ndax bu ñu ñëwee ñu dañoo impacté di xaar état bi pour moom mu solutionné su defal indil ñu solution defe naan dina jafe. sama waa ji nag comprendre naa ko fi muy waxee. te fi muy waxee ne foofu rek la mën a waxee. ndax nit ki boo susul fenn jàppoo ci dara li muy wax noonu ci xolam la jóge waaye nag man li may def mooy comme solution la ñuy wut nañu dajale li ñuy tudde l'ensemble des associations de marché muy ci moom Thierno muy Ousseynou Fall muy Abdou Aziz Sall ñoom ñëpp kenn ku ci ne ay porteur d'initiative la ndax Abdou Aziz Sall moom am na benn action bu mu def boo xam ne action boobu dañ ko topp invité na fi benn jour benn rencontre préfet ñëw gouverneur ñëw maire yi ñëw ñëpp ñëw association culturelle yi ñëw l'ensemble des présidents de marché ñëw dama koy saluer parce que man dama nekk nit ko wax bu ma gisee lu rafet wala lu baax dama koy wax
dinaa ko saluer. te man noonu laa mel parce que man je suis un acteur de développement. du ma seetaan li nga xam ne day ñaaw di dem ma koy bàyyi muy dem noonu laa mel ci politique noonu laa mel ci social noonu laa mel ci économie noonu laa mel ci lépp Thiès ñun ñoo ko moom. li mu wax comme solution man li may prôné mooy préfet yàlla def na ni moom mooy chefu département bi yépp Covid bi jox na ko ay prérogatives yu mën a jël ay décisions yoo xam c'est des décisions yu régaliennes ay décisions yu mën a doon may nañ ko nangul nañ ko mais man su ma sañoon comme ni mu wàcce woon ci terrain bi keroog mu dégluwaat askan wi. bokk na ci solution bi nga xam ne nit ki li mu bëgg nga defal ko boo ko dégloo. beneen bi ci des mu def ce qu'on appelle des sondages neutres mooy que ne yabal ay nit yoo xam ni soit mu kii mu laaj waa marché bi lan la ñu bëgg ñu def ko ci kayit mu daal di def ce qu'on appelle analyse de sondage. mu xool ba xam ñun ñi nga xam moom moo teg ci kaw ci ñun ay loi wala mu teg ci ñun benn arrêté boobu mu teg ci kaw ak moom loolu moom méngoo na ak suñu bëgg-bëgg ndax beneen bi ci des mooy da ngay def saafara su jur jàngoro. ñun 18h oto laa yor. man 18h su ma génnee ci marché bi dama ko daan daw 5 minutes 25 minutes 35 minutes léegi du tax ma egg. parce que y a une marée humaine ba jaxasoo bañ doon ban day gën a tànqalikoo. du ñu am oto. ba pare ñëpp dañuy njëkkante di daw police di daw kii di njëkkante kaar yi fees dell. kon loolu defe naa ni da nga doon am loo doon daw mais indiwaat nga beneen affaire boo xam ni moom moo indi problème mais bu ñu ñëwoon 21h am na ñoo xam 20h du leen fekk ci marché. bu ñu ñëwoon 21h da ngay gis nit ñi dañuy wàccandoo selon des horaires différents beneen bi ci des mooy soit mu daal def ce qu'on appelle des horaires partiels avenue Général de Gaulle bi yépp nañu wàcc tey 6h ñeneen ñi nañu liggéey renforcer ko ak des mesures yoo xam des mesures de sécurité bu ginnaaw suba avenue Ñaaña Saw ñoom nañu wàcc nangam bu ginnaaw wàcc suba avenue El Hadj Amadou Baro nañu wàcc bu ginnaaw suba El Hadj nangam Doucouré nañu wàcc tel ndax avenue yooyu rek moom moo seen très marché bi ak ay carrefour beneen bi ci des mooy les nettoiements de dimanche dañ ko war a indiwaat dimanche bi passé taal naa sama oto ñëw di def prospection ñi def nañ ko mais gëjën nañ ko def ku dee ak sa bàmmeel mais loolu lépp dafa bokk ci ay solution ndax tey jii bu ñu wax naan ay indemnité ay impact ak ay indemnisation wala nañ ñu jox lii duñ ñu ko jox même bu ñu ko diggoon du am ndax ñun yàgg nañ ñuy dig te du dem beneen bi ci des mooy les pouvoirs politiques ak les pouvoirs publics yi nga xam ñoom la ñu yàlla def ñu séq ñu nañ ñuy wax dëgg ngir yàlla dëgg googu moom mooy tax ki nga xam ni ëllëg dafa bëgg a doon commerçant man tey jii du ma la ko nëbb maa ngi yëngu ci commerce maa ngi yëngu ci wàllu management di former ay jeunes j'ai formé plus de 40 jeunes yoo xam man maa leen jàngal liggéey ñenn ñi dem nañ ba entrepreneur ñeen def ni mais tey jii du ma la ko nëbb j'aurais bien souhaité tey bu ma amoon doom mu nekk ministre mais noblesse bi nekkoon ci commerce nga xam ne man mii sama papa il fut comptable ak ñeneen tey jii da ngay gis ni sa doom sax bu doon nekk commerce da ngay tiit te pourtant métier bu noble la comme ni ko sama waa ji waxee mais xol bu jeex ak rancune ak mettit ak des fois bu ñu ñëwee comme ni mu la koy waxee mais tey jii am na fi des grandes sociétés yoo xam dañ leen a exonéré fiscalement am na ci yenn organe de presse yoo xam dañ leen a exonéré fiscalement te pourtant yooyu c'est classé dossier top secret duñ nangu kenn wax ci mais ñun bu ñuy ñëw duñu fayeeku si dañuy ànd ak police wala ñu ànd ak waa kii ñëw toog bu ko ñu dul benn embrouille am sax ñu mën a teel a yóbbu pourquoi commerçant bi ndax dadul citoyen l'entrepreneur ndax dadul ab citoyen beneen bi ci des mooy ñu promouvoir ce qu'on appelle l'entrepreneuriat local mooy que ni un Sénégalais a créé benn société nañu jàppale société boobu moo gën muy suux tey jii may ma benn brèche du ndaw rek laay dugal mooy les acteurs de Wari que je salue de passage bari nañ du ma ci tudd benn tour pour def publicité samay xarit dongo ci ne xam nga yaa ñaata acteurs Wari ñoo ne Thiès c'est plus de 400 jeunes bu ne employé na maximum 8 personnes minimum 3 personnes tu sais ce que cela fait en matière de ressources c'est plus de 250 milliards l'année tey jii nañu toogoon ñu ni tabaski mi ngi ñëw tous les acteurs qui s'activent dans le domaine des transferts d'argent banque seen loxo ni du ñu fay Sénégal ndax di nga xool les mini banques yooyu ñuy tuddee mini banque lan ban impact lay def ci société bi. microfinance. deuxièmement
mooy ci entrepreneuriat léegi dafa am lu ñuy tuddee système de digitalisation mooy que ni léegi dañoo weesu maanaam foo xam ne da ngay dem ca banque ba duy sa 40 millions wala 50 millions yor ko avec lu ñuy tuddee les normes d'insécurité ay affaires lu ñuy tuddee les agressions corporelles wala agression bu mën a doon dañ ko weesu léegi biométriquement mën nañ ciy def ay transfert d'argent muy dem ci compte à compte boo soxlaa dem ba ci commerçant bi fayee ko par virement wala nga fayee ko par carte wala nga fayee ko par leneen ci tënk léegi entrepreneuriat dafa dem ba duggaat ci yeneen i domaines yoo xam ni ay domaines yu bees yoo xam ni oui c'est ça maanaam Sénégal mi ngi ciy des ginnaaw. d'accord yooyu aussi yooyu. damay ñaan rek ma eggale ko soxla domaine yooyu da ngay dem Kër Baye Fall Enco ci publicité bi. benn bu ndaw rek. benn bu ndaw. muy dans les crypto-monnaies. crypto-monnaie bu ñu koy wax mooy bi crise 2012 bi amee adduna bi yëpp dañoo jaaxlewaat comme ni crise sanitaire bi jaaxle adduna déggoon nga ci ay Lehman Brothers ay yeneen banque américaine yoo xam ni. Bank of America yooyu yëpp dañ cee am ay problème ñun mais dañoo créé beneen affaire boo xam ne moom mooy les crypto-monnaie boobu chinois yi ñi ngi créé beneen crypto-monnaie boo xam ne dañu ko tuddee comme ça crypto yuan mooy que ni ñoom léegi ay genre code la yoo xam ni dañ koy développer te code boobu day remplacer xaalis ndax benn crypto-monnaie rek day nekk fi mu ne tey mi ngi ci 47 000 et quelques. d'accord xam naa loolu suite bi di ngeen ko am ci Kër Baye Fall multi-service n'est-ce pas. loolu la Kër Baye Fall multi-service Enco voilà donc di ngeen fi gis aussi tous les donc exemple transfert yi muy def yëpp ndax am na aussi benn contrat de 6 mois et quelques fii ci télévision Thiès TV pour orientation lu jëm ci wàllu sens donc gars yi na ko gars yi bàyyi xel xam naa ni ji bi ci solution yi avant ñuy jeexal suñu plateau. waaw solution yi moom mën naa gàtt parce que ku ne xam na ni li am xew ci àddina bi ñun ñëpp gis nañ ko. mbas mi moom li mën a am mooy lenn. vivre dund ak moom man moom jàpp naa ni marché lu la waay mën a wax calcul technique gauche droite len rek moo fa mën a am takk masque raxasu zel amul leneen pour man loolu rek ci lañu waroon a insister ak commerçant yi suñ fexe woon ba bépp commerçant ñu def ko responsable li ngay defee responsable nit nag mooy li ngay waxtaan ak nga ko ci woo mais nit ki boo defee sa def ba pare da ngay dem bu mujj sax da ngay naan nit ñi ñoo tay li ñuy def fekk tayuñu ko li war a jiitu moom lañ deful des fois da ngay déglu télé wala rajo sax ñu naan toog leen seeni kër mais yow bu fekkee am nga xalaat lan nga war a njëkk a def mooy dem ci kii nga gis ci mbedd mi nga ni ko yow lu tax toogoo sa kër mais doo ko laaj kan moo bëgg a dee mais il faut nit ñi dund mais boo amee xel sax yow mais am da ngay dem ba yow télé ak rajo yi sax dañ lay bëgg a teg ci yoon mais dañuy gën a tàngal sa xol dañuy gën a tax nga gën a yow nit doo leen sax bëgg a déglu nit boo koy éduquer bëgg koo teg ci yoon da ngay xam fi ngay jaarale say wax lii préfet def bërki démb sous préfet jël ay booy jeunes étudiants dugal leen ci marché bi ñor ay masque yaa ngi dégg di dugg ci place yi di leen ko placer mais man nañoo def comme li jëwriñ wax jox booy ay notes ñu ñëw waxtaan ak commerçant yi lan moo tax nangam buñ ko boolee dajale ko jox ko moom dina xam commerçant yi au fond ci biir lu fa xew mais bu dee délégué yi rek ngay déglu li nga mus a bëgg doo ko mus a am te di nga lor ay doomu aadama te doo ko yëg parce que li ñuy teg neexuñu ànduñu ci d'accord li ëpp solo mooy suñu xaama daaneel marché Thiès yëpp laay wax li may wax ñëpp la wër xam nga ni lu toll ni luuma imaginer ki nekk ca Janjagara nga xam luuma rek la xam ci lay dund nga tëj luuma bi ni ko dootoo liggéeyati mais da ngay gis yoo xam ne da ngay toog yow di ci xalaat mais day am xol lu la metti quoi mi ngi mel ni tey jii par exemple rek ñu fekkoon kenn ko benn fonctionnaire ñu ni ko yow dootoo liggéeyati kan moo ñemee lool mais ka nekk ca Janjagara luuma la yaakaar nga dem tëj luuma yépp ñu ko dootoo liggéeyati mais lu muy dundee nañu waxante dëgg lan lay dundee kooku c'est vrai ji bi am ma del si ci marché bi non li may wax sax ma daanee la ci marché bi xam nga lu ma bëgg mooy préfet maire Lamine Diallo ak yeneen maire yi fi ne yeneen marché yi moom xawma ko mais ñëpp laay jooytul mais marché central laay wax nañu waxtaanaat ak ñi fi jiite ñu woo askan wi boolewaat leen ci li ñuy décision yi ñuy jël li ñuy décider ñu dégg ko di ci mën a ànd ak ñoom su fekkee ne mënuñoo déglu askan wi nag dañoo xam ne ñu ngi lor ay doomu aadama te yëguñu ko nañu bàyyi nit ñi takk ay masque raxasu yor ay gel képp koo xamante ne yaa ngi sa place su bàyyi la ak sa heure normale
su client ñëwee bu dee dugg nga ni ko takkal masque mais loolu rek moo doon wax ji mais leneen luñ fi jéem a indeet mënta dem du dem fenn te ñu ngi lor ay doomu aadama nañ ko xam nag. ñu ngi yàqal ay nit ay liggéey. am na solo xam naa ni kenn doyalul ci waxtaan bi mais actuellement ni waxtu wi dafa mat jàpp naa ni léegi journal bi tàmbali ak Mbaye Babacar ak wala waa ji Pape waaye aussi le président mouvement ànd soppi Thiès Madiakhaté Niang tamit donc mi ngi ànd ak ñun ci plateau spécial bi donc en même temps aussi di leen gën a encourager di wax ni aussi peut-être état dina jël ay solution ngir ñu fexe nan la ñuy jàppale marché bi mais aussi moom mi ngi sànq ci SMS rek ñi ngi xamal ni aussi war nañu xool orientation par rapport ak les maires nan la ñuy def aussi ba suñu marché yi am beneen facette donc tout récemment mi ngi signalé que marché Xelkom boo fa demee yenn conditions yi ñu nekkee aussi même yenn kër yi nga xam ni dañu dend ak marché mëntuñoo nooyi te yooyu yëpp aussi donc maire yi war nañ ci mën a bàyyi xel xam ne aussi même bu fekkee dañuy xeex ci li jëm ci wàllu Covid 19 ba pare suñu marché yi gën a salté gën a doy waar donc tey ñu ngi naan na marché wàcc 18h mais nag man xam naa ni fi may jeexle leen rek la mooy que ni olof nee na ku tudd dëkk rek tudd mburu quoi waaw dafa am ñoo xam ni faaw ñu sant leen quoi ndax dañoo nekk des jeunes yoo xam c'est des jeunes entrepreneurs yoo xam ne comme lii waa ji wax mbas mi tax na tey jii seen activité yu bari yàqu ma ci cité un entrepreneur comme Libaas Diouf di ci cité un entrepreneur comme Bara Dioum da daan tukki moom Dioum international danaan dem fu ne ci àdduna bi di jéem a place ay kiyam di ci cité ko mel ni Modou Mbuub nga xam c'est un acteur culturel dana wax ay contrat man presque maa ko daan defaral ay contrat muy dem di am ay cachet boobu ba léegi mënta génn te moom nee nañ ko woddoo làmmiñ boo noppee rafet ma ciy sant ñi nga xam ne tamit dañ may jàppale ci sama liggéey ci bokk ci sama communication ñoo xam ne ils sont dans l'ombre bëgguma tudd seen i tur waaye yow mii ku ci am solo waaye bëgguma ko sax di wax mais moom il fait partie de mes conseils en communication bokk na ci ñi nga xam dañuy nekk samay conseillers yoo xam c'est des conseillers économiques ñoo xam c'est des professeurs wala ay mel noonu ñoo xam dañ may jàngal des cours à domicile am na ci yoo xam c'est des cours virtuels yoo xam dañ koy def ci wàll li ma la doon ay crypto-monnaie yeeg yooyu yëpp dañ koy développer léegi mooy genre change la boo xam beneen crypto-monnaie lu mel ni ay PetronPay ay genre lu ñuy tuddee comme ça des business en ligne yooyu yëpp ay Timex wala Wizir du ma def publicité xëy na yooyu yëpp yeneen dañ ci ñëwaat di sant képp koo xam ne yaa ngi teewlu kaddu yi ñu fi wax ñu jàpp ni lii njariñ la war a doon ci yow rek ñun ñoo la war a sant ñun amee nañ leen njukkal di sant leen votre directeur général mënuma ko fay parce que cofeel gi mu am ci man dama ko yëg lii nii yàgg nañ ko bëgg waaye tey la ko yàlla doog a doon te it incha allah dinaa ñëwaat defaat ak yow beneen émission bu gën a yaatu bis bu ma ko jot gi mayee incha allah bu leen sax da ngeen koy def à domicile amul problème ma defaat ko di sant sama naataango bii nag di bëgg nag le préfet ne ko déglu di bëgg le maire Lamine Diallo ne ko déglu di bëgg les conseils yi nga xam c'est des conseils municipaux nañ ko déglu ndax xol la waxee te ku am xel lu jóge ci xol rek ci xel rek lay jëm maa ngi sant ñépp képp koo xam ne tudduma la di sant nag sama waajuru jigéen kooku mooy lépp ndax moom rek laa dese wax dëgg yàlla maa ngi ñaanal góor gi bu yàgg rek la wàcc di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di sant sama sœur yépp rawatina kenn koo xam ni dafa rëy lool ci man mi ngi Jurbel mooy day woote doon na ma wax naan ma na ngeen ubbi ay ligne ma mën a woote di ko sant elle s'appelle Fatou Fall di sant sama soxna sama nekkal di sant sama ñaari doom macha allah Aïssa Rasoul ak Khadija Rasoul ñoom ñëpp maa ngi leen di sant macha allah maa ngi sant tamit sama rakk bi ma bokkal ndey ak baay mu yor sama liggéey moom it ak képp ku nekk KBF ak képp ku sama soppe ak képp koo xam ne tudduma la ngir xel mu fat maa ngi leen di sant macha allah kontaan naa xam naa ni fête bi da ko anticiper donc juste maa ngi dégg tey le 13 demain c'est le 14 mais malgré tout xam naa ni dina xaw a doy waar quoi fan lay feetoo parce que ñaari galon la yor xam naa après bu émission bi jeexee ma laaj ko donc kan moo ci ay ci le 14 bi ji bi ma bàyyi la nga tàggatoo waaw si la ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal suñu soppe bi suñu xarit bi xam ñoo nekkandoo marché central mu mel ni comme li mu wax rek kàddu yi fi jug yëpp kàddu yi defar la rek ak bëgg kenn ku nekk bàyyi xel sa morom muy préfet muy maire Lamine Diallo muy président marché central ñu bàyyi xel askan wi rek loolu lañ ci jublu ñu xam ni tamit ñëpp ay nit lañ
kenn ku nekk boo sañoon kenn du la sonal xëy na nag ñoom ñoo ñu jiite mais nañ ñu yërëm xëy na sax li ñuy wax ñun ñoo ko moom mais pour kàddu gi gën a rafet gën a dal ñu xam ni kat ñii lu baax lañ jublu ci yem nañ ñu yërëm jàpp lañ di la sant di la gërëm di jaajëfal seen télé bi yépp di leen ñaanal fu télé yegg ngeen yegg fa parce que gis nañ li ngeen di liggéey Thiès wax fa dëgg yàlla yéen a ngi ciy jàpp yéen a ngi xool ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla bëgg nañ dara ngeen di leen taxaw di leen soutenir loolu dañ koy fetlu parce que am na foo am boo fa nee yenn yi doo ci jote ndax am na ñuñ koy programmer mais yéen da ngeen a fekk ay ndaw yu góorgóorlu ngeen di leen teg ci aw yoon ciy xalaat juste ka yow di leen jàppale ci ay moyens seen i bagages yi mën a feeñ di mën a ñëw di communiquer te duñ fay dara loolu dañ leen ciy jaajëfal di ko seedeel Thiès gépp xam ko na Thiès gépp di leen seetaan jàppale leen parce que yéen a ngi jàppale leen ñëpp te man ku mën a xam-xam ni waxuma ay waxu yooyu beneen bi mooy ñi nga xamante ni si ñi ngi nekk ci marché bi di ay commerçant ñëpp nga xamante ni ñun ñoo seq liggéey bi ñu ngi leen di kenn ku ci nekk di la jaajëfal kenn ku ci nekk xam na ni mënuñoo lim tur yëpp mais képp kuy suñ soppe ak képp ku ñu mës a jàppale ñu ngi lay jaajëfal di kontaan ci yow ku lim na juum mais ñëpp nañ bàyyi xel ni ñun sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp jaajëfal nañ ñëpp. d'accord di ñaan waxtaan yi tamit sedd xol daal kenn bañ cee mer. am nañu mbégte lool franchement aussi di wax monsieur Fall am nañu mbégte bu yaatu juste aussi parce que dafa am loo xam ni donc yombul ndax tey c'est spécial pour yéen ci ñun ndax ku ne xam na ni Thiès TV donc scène locale la te bien vrai que aussi ngeen yor entreprise bien vrai xam nañu aussi nit mënul dem sans communication Lamine si rek boo ma mënee may 2 minutes rek ma daal di tàggoo ma la ko ñaan donc maa la ko ñaan cette fois-ci donc aussi di leen remercier ci disponibilité en même temps aussi accompagnement ndax ki jël ay produits di ko jàllale Thiès TV télévision en même temps ci contribuer di yëkkati sa alal say conseil orientation aussi tey mën nañ ni ci staff Thiès TV nga bokk bien vrai ci cadre de programmation par rapport ak certaines émissions da nga ci essence ak ñun ak El Hadj Malick Wade lépp aussi mu nekk loo xam ni sa njàmbaar la ñu sant la ci bu baax gërëm la ci mais nag ci cas de Djibi Ndiaye franchement Djibi Ndiaye dafa am aussi yoo xam ni dama ko ci naw c'est des années muy liggéey ak télévision bi di Thiès TV et quel que soit alpha lu ma takk ci ay lunettes baa ma takk ko ci montre ba matériel bépp moom Djibi Ndiaye mi moo ma koy jox li gën a extraordinaire mooy émission Kër Nabi bi may def ku ne xam ne dëggu moo am solo nga xam ni amul kilifa bu ci ñëwul mais bépp émission bu muy def toutes les invités bu fi ñëw moom Djibi Ndiaye day yëkkat teraanga ñaari montre yoo xam ne aussi benn bu ne maximum ça coûte plus de 8000 10 000 jëm kaw chaque vendredi mu koy def donc chaque weer aussi lu ëpp 50 000 mu koy def loo xamante ni donc par ce qu'on appelle réel matériel di ko jox télévision Thiès TV di ko accompagner ñu wax ko beneen bi may tëjee li ma gën a marqué la ndax moom taalibe Serigne Touba la murid la mais bi mu tombee gàmmu la xalif bu Tiwaawan def déclaration ni Tiwaawan gàmmul dani moom du ñibbi Tiwaawan parce que comme Tiwaawan la dëkk su demee sax foofu ñu gis ko day mel ni dafa gàmmu si day préférer rester à Thiès te taalibe Serigne Touba la juste aussi pour vous montrer que dëkkaat Tiwaawan c'est des choses yoo xam ne aussi foog ñu seede ko pour vous montrer ñi ñu wan tey ndaw yi ñu xam ne ñi ay exemple lañ ay nit ñoo xamante ni ku leen roy dem le cas de Baye Modou aussi mi ngi ci studio bi moom aussi ñu xam ko acteur la en même temps aussi lu extraordinaire boo demee marché central dafay liggéey di ñafe quel que soit alpha. bëgg naa tamit ngeen jox ko émission ndax loolu dinañ ñëw léegi loolu bokk ci d'accord léegi loolu da ci ñëw léegi ndax loolu moo tax ma ne ko nañu dem voilà ndax man Babacar ñëw na waa ñuy def journal bi damay bañ aussi njëkkati ma ñu ñuy wax aussi tamit ñuy jaale bu baax a baax donc Jawee Kuyaate nekk stagiaire fii ci Thiès TV ñu ngi may xamal ni léegi maamam moom moo lu ñu ñaan suñu borom yàlla xaar ko àjjana mooy ki nekkoon léegi ci studio bi donc léegi lañ ma jox information bi di leen jox ko incha allah balaa Lamine di ma def yooyu ba suba nag incha allah dinañ dalal tailleur yi comment dire sax dinañ d'ailleurs dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci marché Xelcom élection yooyu ñëw nañ ci plateau boo xam ne spécial la pour ñu xool nan la ñuy waxtaanee pour jiima régler situation bi am fii ci marché comme jërë ngeen jëf